asalaamaaleykum mbokk yi nii bàyyi xel ci Mouride TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew tey nag ñu fas yéene jàkkaarloo ak Serigne Moustapha Diakhaté ci sunu premier numéro la vérité mbokk yëpp doon ko xaar tey nag mel ne tey mooy commencement émission bi di numéro 1 ñu koy defee fii ci café restaurant Al Moubarak ñu koy defee ci café restaurant Al Moubarak kon mbokk yi comme noonu lañ koy toppee ak sunuy partenaire fas yéene ànd ak yéen ci émission bi comme ni leen ko waxee woon xam naa ni ñuy def rek mooy bàyyi ak Serigne Moustapha Diakhaté mu présenté wu ak mbokku auditeur yi ni bàyyi xel ci Al Mouride TV. oui asalaamaaleykum maa ngi jël sama nuyoo jiital la xalifa général du Mouride Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñaan mu yàgg lool ci wér ànd ak wér di ñaan tim li nga xam ne nii moom la naan ci dëkk bu sell bi muy Touba ak ci bépp ak ci yoonu Mouride lépp àgg ci jàmm ak taxawaay bu rafet di ñaan sunu borom wéral ko lool te dolli taxawaayam lool ba leen bëgg lépp ci yoon yu mu àgg ak ci lépp lu baax li nga xam ne ni moom la sémbu ci àdduna bi ak Sénégal yëpp mu àggale ko. jërëjëf Serigne Moustapha ci présentation bu am solo boobu comme ni leen ko waxee woon rek Serigne Moustapha nekk na coordonnateur des 12 communes de Bakel pour parti Rewmi moom tamit nekk na chef d'entreprise di yëngu ci wàllum ndox waaye itam beneen chef d'entreprise immobilier di yëngu ci wàllu parking xam naa ni def rek mooy fas yéene waxtaan ak moom ci lu njëkk ci li nga xam si ne mooy ci doorteelam maanaam ci jeunesse am ci lan la yëngu jamono ji ñu toll wala itam kañ la dugg li nga xam si ne mooy ci wàllum politique sëñ Moustapha. di ndokkeel yéen waa Mouride TV di rafetlu émission yu bari yi nga xam ngeen koy def te xam ne ni Sénégal amee na leen njukkal bu baax a baax ndax saa su ne yéen a ngi xañtu lu baax lu ne di ko indi biir Sénégal di ko wisaare ngir Sénégal am njëriñ te Sénégal suñu Sénégal la su baaxee ñun la baaxal su bonee ñun la baaxal ñun la bonal te comme saa su ne yéen a ngi xañtu ay ci seen information yu dëggu lay doon ndax da ngeen koy seet bu am solo di ko seet bu am solo bon ginnaaw loolu ci may nuyu sama sëriñ Moustapha suñu Moussa Nawel di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu ci wér bon di leen di balu àq ñëpp nag di ñaan at mi nga xam ne moom lañ jëm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim te génn ci alhamdulillahi rabbil alamina ba kenn bañ a manqué képp koo xam ne ci da nga feebar yàlla na suñu borom yëkkati képp koo xam ne ci da nga nekk ci loxo yoon yàlla na suñu borom yombal sa mbir mu nekk atum naataange. tudd nga ko am solo sànq muy Serigne Moustapha Nawel ku wax politique wala nga wax parti Rewmi wax Idrissa Seck tudd Serigne Moustapha Nawel donc xam naa sëñ Moussa Nawel xam naa ne foofu la ñuy duggante tuuti ndax dégg nañ for nañ ci wu bëy ñu ne yaa ngi jiite lu toll ci 12 communes ci commune bu Bakel lépp rek jëm ci li nga xam si ne mooy parti Rewmi tey est-ce que doonu dugal foofu tuuti sa taxawaay foofu noonu ci comment dire mooy Bakel ak parti Rewmi naka la demee dëgg-dëgg. waaw man ma nekk maa nekk je suis le plénipotentiaire département au niveau de Bakel nag boo ko bu ñu waxee Bakel dafa représenter 12 communes yoo xam ne nii ca Bakel tim yaakaar naa le département de Bakel yaatuwaay boo ko xoolee dana war a mat ay 629 kilomètres carrés kon dëkk la boo xam bu yaatu bu enclavé nag boo xam ne ni ci jàpp naa ne état ci dafa koo fàtte. jërëjëf foofu la ñuy descendi ba tey ci loolu nga xam si yaa ngi ko jiite muy 12 communes Bakel yi tey par exemple lan nga ñuy wax sa diggante ak ñoom pay lan nga fa def wala lan moo tax tey ñu jël dëgg-dëgg sa personne en personne jiite la ca ndax parti Rewmi moo la tànn muy Idrissa Seck teg la fa wala 12 communes yi ñoom ñoo jël ne sëñ Moustapha kët moo nu doy ndax lu mu nuy defal moo tax tey ñu teg ko suñu kanam bëgg ñu jiiteel tey loolu ciy leer ci ñaari yoonu parti Rewmi ak li nga xam si ne mooy ci base bi nga nekk. bon au niveau de Bakel man yaakaar naa ku ma xam ci parti Rewmi man Touba gi ñi fi sos M6 ci laa bokk comme ba mu fi nekkee nag di ko doxal ba nga xam ne am na ay nit ñoo ay kàngam yoo xam ne nii mën nañ li ma man lu ko ëpp te fekk sama activité yëpp mi ngi nekk au département Bakel di Kidira foofu laa nekk foofu la ma ñëw foofu xam xool parti bi parce que bokkoon naa ñi dugal foofu parti bi ma xool parti bi amu fa doole maanaam ma xam ne comme amu fa doole ci au niveau de fii Touba moom département Mbacké moom am na ñoo xam ne ay kàngam fi nekk ci laa jëlee nag rek dikk Bakel nekk fa
di milité foofu jiite département bi ci bi ma fay ñëw yaakaar naa au niveau de Bakel 2012 élection yi nga xam ne le président Idriss Seck def na ko fi 240 voix moom la aman ci dans le département yëpp am na commune yoo xam ne dafa aman 0 voix bon référendum ñëw ma liggéey ci ak infatigable As Babacar artistes de sélection ñu liggéey ci ñu am ay résultats yu mucc ayib yoo xam ne ñoo nekk ñu jël deuxième ñu ñëwaat ci législative ci ñu liggéeyaat ci dans 12 communes léegi ñu jëlaat deuxième xam ne nii parti bi kon nga xam ne foofu mi ngi màgg bi ñëwee ci parrainage bi yaakaar naa kenn ku ne xam na ne nii c'est pas facile parce que dëkk réew foo gox la boo xam ne nii daf enclavé te kenn ku ne xam ne li parti opposition amul moyen ba jàppal nañu sax le région Tamba du bokk ci région yi nga xam ne nii mooy parrainé le président Idriss Seck parce que kenn ku ne xam ne réalité yi nga xam ne mooy am foofu ci ak yeneen yi mais ci di féliciter sama jigéen mooy Ndeye Diatara bi nekk le coordonnateur département de Tamba di jigéen ju mën góor joo xam ne nii engagement ak volonté ñu ànd liggéey ba nga xam ne dañu am lu kawe suñu njort ci parrainage bi ba dañoo bokk ci département bi nga commune région bi nga xam ne nii mooy parrainé le président Idriss Seck parce que dans le département Bakel rek demoon nañ presque ay 4000 poussières yoo xam ne nii dañ ko parrainé ci ay nit nga xam ne foofu c'est pas facile te ci ak zéro moyen. waaw lu mu bëggoon mooy nga jëm tey lu mu bëggoon mooy nga xam par exemple ba tey yaa ngi wax loo xam si ne tey population bi mën na ko defal mais loo xam ne si ne dañ bëgg a xam yéen a ko def pour tax tey toog leen à chaque fois pourcentage bi gën a yokk seen infrastructure kon ñu ngeen di jàppale ci wàllu jigéen ñi wala loo xam si ne yéen a ngi ko def ci ñu xam ne yéen daal yéen ngi leen di taxaw en tant que doomu dëkk wala loo xam si ne idée ñu ngi koy def lan la. waaw xam nga population bi li lay toppee mu yokk mooy Sénégal dafa metti ci heure boo dikkee di xeex ngir génne leen ci beneen guddo bi ñu nekk jëme leen ci yoon boo xam ne mu leer la dafa ñu topp la parce que nit ñi léegi xaalis taxuñ ñu topp la ak yëg ak relation mooy tax ñu ànd ak yow. non effectivement day baax parce que ñun au moins fi ñu nekk dañu yor benn entreprise am nañ ay doomi dëkk bi yoo xam ne nii dañ leen a jël am nañ képp koo xam ne ci am nga sa problème boo dikkee ci ñun lañ ci souhaité ko su niiw ak lañ ca mën dañu ko def mais ñun te tëppoo ñu loolu mais li ñu toppee mooy bëgg le président Idriss Seck te boobu gisuñu woon koo xam ne nii maanaam moo leen di wax kan mooy le président Idriss Seck loolu moo tax muy gën di yokk parce que xam nañ ne ku képp ku xam autobiographie président Idriss Seck da ngay xam ne maanaam moom mooy ki nga xam ne nii moom mérito pour le Sénégal parce que xam na ne Sénégal bis bu jotee rek Sénégal day avancé parce que kenn ku ne gis na ne bi mu fi nekkee fi ñu nekkan ak fi ñu nekkaat fi ne nii parce que fi ne nii Sénégal moom kenn ku ne xam na ne ñëpp ñu ngi nekk ay tàllalkati loxo parce que liggéey amut chômage bi bari na maanaam ay milliards yi bari na di réer ñu naan milliards sàngam ca gisoo xaalis kon réew mi dafa feebar te feebar bi nag benn médecin lañ am boo xam ne mën na koo faj c'est le président Idriss Seck incha allah ñoo ngi xeex di bëre ngir victoire 2024 comme victoire bi ñu amoon dañ ko foqorti 2024 muy lu leer nañ parce que nit ñi actuellement nii comprendre nañ ndax le président Idriss Seck dafa lancé benn message bu fort mooy dafa wër Sénégal ne leen kii ngeen jox réew mi de kii di laaj réew mi de yoroon na ko neexut te ki nga xam ne nii daf la ne nii daf laa jox añ doyut bu la diggee reer say ba nga xam ne reer bu du am te dañ koo xoj te xam ne heure nañ may moom ba élection yi passé rek waaye ba élection passé lépp a yokk kon président dafa waxan na lépp li nga xam ne tey kuñ fiy wax rek ak lépp luñ fiy wax rek président Idriss Seck waxaan na loolu ba jeexal ko kon ay waxaat ñi fi topp ñi fi ginnaawoon ci ay tànkam lañu topp di waxaat te ci actuellement ne nii maintenant nag askan wi comprendre nañ loolu gis nañ loolu xam nañ ne nii li mu leen waxan dëgg la loolu moo tax foo toll ñu ngi naan ñun de lañu président Idriss Seck waxan ne ku wax da nga ne wóoy te boo ne wóoy da nga ne wóoyaay yooyu bi de wóoyaayu àgg na ci des na sax amaguñ 9 mois sax ci élection yi ci ñëpp nga yuux kon vraiment kooku cim ñu ko ci njukkal ci xam ne day nit koo xam ne moom du waxee bakkanam li muy wax cim da koy am fu mu koy teg ci heure bu ko waxee askan wi gis ko ku mel noonu nag muy sa doomu réew bu la ko yàlla joxee li ca war mooy danga ko fonk
te damay lancer un appel ne Sénégalais yi xamuñu ki leen di jariñ dañuy bàyyi ba nit dem ñu toog fay wax naan ay diw nangam nangam moo ñu darante Cheikh Anta Diop moo ñu bëgg a darante ñi nga xam ne ñooy dikk ngir Sénégal dafa am koo xam ne nii day ñëw pour dimbale Sénégal dafa am koo xam ne day ñëw pour dimbali koo Sénégal ci le président Idrissa Seck dafa ñëw pour dimbale Sénégal sunu borom moo ko sàkk ambition bépp ci mooy képp waay nekk sa tumuranke jeex sa injustice bi ñu lay def jeex dañoo bëgg muy établir benn état boo xam ne état de droit la boo xam ne nii ki am ak ki ñàkk ñëpp la ñu yemale loi bi day nekk loi boo xam ne nii day nekk égo ba nga xam ne nii ci yim li nga xam ne moom lañ am ci xaalis ci Sénégal moom ko ñu teg ko ci ay loxo yu wóor ba nga xam ne nii doo dégg ñu ne kii kees gi 100 milliards réer na fa kees gi 5 milliards réer na fa kees gi 10 milliards réer na fa yooyu dafa war a jeex ci Sénégal parce que Sénégal fi ne nii fi mu toll dañ ko war a ngéntewaat ngénte bu bees teq war a indiwaat nag beneen idéologie bu bees boo xam ne nii moo war a dox Sénégal ndax ñun fi nekk war nañ ko dépasser parce que tey soo xoolee fu mel ni Rwanda kenn ku ne xam na situation yu mu nekkan ak actuellement nii situation yu mu nekk te Sénégal yaakaar naa foofu moo fa war a njëkk Rwanda. foofu la ñuy kii di wax ni par exemple situation bu yaa ngi wax Rwanda mais léegi bi ba tey situation mi ngi fa jërëjëf comme ni nga ko waxee yaa ngi wax situation Rwanda mu mel ne tamit faaw ñu descendi rek sa base mu mel ne situation xam na fa tey lakk nga ñuy wax mi ngi doxut par exemple APR ma ngi fay defu fa ka fa nekk maire ba APR la bokk wala ci yéen la bokk parce que ni ñu waxee ne ci réalité maanaam kaddu dëgg mën nañu wax ne tey yéen a ko téye ci wàllu pourcentage ci li ngeen leen di voté mais ci wàllu par exemple infrastructure ak yorin bi ndax yéen a ko téye wala parti APR moo ko téye. mais xam nga li problème mooy APR ñi nga xam ne ñoo nekk biir APR daanaka ñoom ñëpp ay dormeur lañ nelawkat lañ waaw nelawkat dafay bari parce que pour ñu liggéey bon askan bi ne leen lii la déedéet maanaam c'est que il fallait que ma ne la gis nga le président Idrissa Seck dafa waxaan lu am solo ci commune yi dafa ne woon su ma gañee chaque commune chaque an ma jox la 1 milliard xoolal benn commune boo xam ne nii di nekk ci commune bi ay 389 personnes ay 889 personnes moo fay nekk wala ay 389 personnes moo ci biir commune nga def fa 1 milliard par an 5 ans yi nga xam ne ni li lay fal muy sa mandat muy 5 milliards commune bi ñu ko def boobu commune yaakaar naa benn doomu commune ba du tujug fenn dem ci gaal yi wala muy dem fenn taxawaal ñu koy xool beneen bët te loolu yaakaar naa lu am solo la te 552 communes yi nga xam ne moo am ci Sénégal ak bit bi nga xam ne Sénégal moom lay wote ñu génn ci loolu du dara dafa mel ni géej goo tàng benn kaas ndox te loolu war daa man nekk ca cim loolu mooy loo xam ne nii président Idrissa Seck dafa aman yéene boo xam ne nii da ko aman ba noppi cim kii direct bi ma nekk le président Idrissa Seck dafa aman benn vision boo xam ne nii boo ko déggee sax programme daf koy wax di ko répété mooy saxaar gi nga xam ne nii moo war a jógee Dakar dem Bamako dafa am dëkk yu bari yoo xam ne dañoo ndóol ngir saxaar gi da jaaratu fa bon dafa amanti benn vision boo xam ne da ko aman mooy port sec dafa am port sec boo xam ne dafa ne Kidira mooy porte Afrique su fekkee ne nii jàgg ngaa ñëw ba ñëw Kidira taxaw da nga xam ne fii mooy porte Afrique mu ne porte Afrique boobu nag bu fekkee ne dañ faa def benn port sec boo xam ne nii malien bi au lieu que mu ñëw Dakar embouteillage di am mu yem biir Kidira ak kon yaakaar naa gox boobu yëpp dañu soqali ko ci xam nga loolu vision boo xam ne nii bu am solo la boo xam ne léegi nag nit ñu koy comprendre parce que fu ma jaar dina ma mais président de sa président bi fi ñëwee li mu waxaan bu ñu ci nekk ba nëga ni suñ cantine di ñu tëj di nelaw ak kenn ku ne xamul foo jëm kon ba nëga ñëpp ngi liggéey jeunes yi ñu ngi am xëy te loolu rek mooy réglé gis nga problème mu jeunes yi loolu rek moo koy réglé président Idrissa Seck li mu wax moo ko réglé parce que jeunes yi ci commune lañu jógee xëy ñu la génn commune boo gis ay jeunes yu jóge dem Dakar ba ay jeunes fa jóge dem ci gaal yi mais benn commune boo xam ne nii li mu am matut ay 500 personnes nga am fa benn 5 ans nga am 5 milliards ci commune yoo xam ne da nga faa ay usines yu ñuy liggéeyee ak ay culture maraîchère yoo xam ne dañu koy bay ak lu mel ne nii nga am ay poulailler di ko def yëpp xam ne commune bi li muy soxla maanaam da koy am ay nit yeneen a jóge feneen
di ko wut ci waat loolu bu amee rek dañu daal régler problème mu chômage ci jeunes yi parce que actuellement Sénégal kenn ku ne xam na ni xale yi ay jàmbaar lañ mais dañu fu ñu jëm. sa relation ak monsieur le maire Kidira. non bon relation lañ am amuñu benn problème parce que bon moom it ci nit koo xam ne nii il est très généreux nit ku baax la. non amuñu relation lañ am relation yu amuñu benn relation parce que non amuñu relation rafet lañ am parce que rafet bi mooy man dama yor entreprise di liggéey moom bu day soxla dara ci man commandé ma ah xam la dégg nga dañuy am dara day xew maanaam mu woo ma jégal ma amuñ problème amuñ benn am na équipe bi nekk foofu amuñ problème mais nag man nag am naa problème bi ma am mooy sama leader ah saa su dama koy montré pour mu dem. tey nee nañ tey yow am nañu jàpp ne yaay ex maire bu Kidira ba tey bëgg tamit di xaw a naxanteeg moom noonu xam nga yëpp ci xeetu naxante la quoi léegi loolu lan nga ci mën a gindi waa Kidira wala askan mi nga xam te tey ñoo lay seetaan wala waa parti réew mi ñoo la ngemb tey pour nga jëlee fa ñooñu wala sax waa Kidira ñoo la bëgg teg foofu noonu. le maire sax day ñëw réew mi ndax xam naa ne réew mi place am parce que moom it nit ku ràññee ko la koo xam ne nii am na lu muy liggéey askan wa foofu. ah ñox am na lu muy liggéey askan wa foofu. ah kon moom it ci xam naa ne 2024 président Macky Sall du présenté waat te amul ndax du présenté waat parce que ñun actuellement ne nii président Macky Sall du suñ maanaam ñun du ko wax du suñu adversaire politique déedéet parce que moom du présenté wu comme ñenn ñi nga xam ne day dem 2024 ñun ñooy su adversaire politique kon ki nga xam dafa nekk APR cim dama koy conseillé mooy na ñëw ci réew mi parce que réew mi c'est la famille libérale ca APR ay libéral lañ kon moom it dama ko invité ne ko ah monsieur le maire maanaam ñëwal kër gi sa kër damaa bëgg moom mu ñëw ci réew mi parce que vraiment kër gi këram la. ñu équipe boobu nag donc bon amu ci ñëpp laa amal kii man amaa genn man au niveau du département Bakel ña fa nekk ñëpp amuñu xaar ma yàlla. ñëpp no voilà dëkk bi ñoo ko bokk mënuñu ko xaajaloo kenn ku ci ne dafa am waar woo xam ne nga koy bay ci dëkk bi ñu nekk su baaxee ñun la baaxal su banee ci ñun la bonal te ci kon saa su li ñuy xente woo mooy dëkk bi baax ndax dëkk bi bu baaxee du ne dëkku meer rek waaye ku fa nekk rek da nga laal ca mbaax ka kon déjà loolu moo tax bon amuñu daal benn boo xam benn relation yu maal yoo xam ne ni am nañ ko ak ñoom noonu. bokk na ci tey li waral émission bi bëgg na nag li ñu fi wax muy jariñ askan bi nekk loo xam te ni mooy kàddu dëgg kàddu yu jariñ mu mel ne wax nga ko sànq réew mi dafa war a baax wax nga ko bokk na ci tamit li gën tey kàddu yu dëgg yi nga xam si tey war nga ko wax tey li nga xam si ñoo ŋànk réew mi wàllu pouvoir bi. mu nekk loo xam si ne buñ ci jaaree réew mi dana dem ci kanam itam dana yaakaar ji ñu amoon ci ñoom du tas tey kàddu yooyu lan lay doon. Sénégal day réew moo xam ne lim am ci àdduna su fekkee da ngaa yàgg a dox amul fenn kon moomu réew waruñu koo caaxaane dañ ko war a fonk parce que Sénégal day réew moo xam ne réew mu am kilifa la te réew bu fekkee am na kilifa. ña fa nekk waruñu ko fooy ndax réew yi amul kilifa kenn koy gis na dañuy def kon li may lancer un appel ñi nga xam ne nii ñoo yore réew mi maanaam nañ gëstuwaat maam yi li nga xam ne nii moom lañ doon def ci xam ne réew mu ci ne dafa am ay réalité te Sénégal dafa am ay réalité bi nekk Sénégal nekkul Bamako réalité bi nekk Sénégal nekkul France réalité bi nekk Sénégal nekkul Europe kon ñun dañoo war a moom suñu bopp ci suñu réalité duñ ko jëgaane fenn parce que maam yi fi nekkan dañoo moomal seen bopp seen réalité ba nga xam ne jamono yooyu am na yu bare kenn ñëpp ko daa jomb da nga wax jomb naa def dara ngir diw dégg ma jomb naa wax dara ngir diw dégg ma am réew nag bu demee ba nga xam ne nii kenn jombutul def dara kenn jombutul wax dara moom réew fa mu jëm de du fa baax te nag ñaan ak mag ñi baax na lool waaye ñu ñoo ko suuxat parce que mag ñi li ñu waroon def nañ ko bu pare. te jëm Sénégal dañoo war a yamale ki am ak ki ñàkk
soo gisee problème bi nga xam ne nii moo gën a posé ci xale yi ñu naan mbënn mi ñii dee na ñi dugg nañ ci dex bi dee na ñi dugg nañ ci géej gi dee na maanaam dafa am benn réalité bu ñu jël boo xam ne nii moom la ñu xamut ndax dañoo dem ba nga xam ne nii kii amut duñ ko considéré maanaam sa famille bi nga nekk sax ñu la njëkk bu ndoxtaal mooy tax ñu bu njëkk mag ñi doon wax ne famille bu ci ne ka ca mag da ci topp ka ca mag topp daanaka kenn amul alal ci famille bi alal ji benn la waaye léegi nag dafa dem ba nga xam ne nii maanaam dañuy séparation boobu am nag ak bedd googu am nag moo tax yër yu bëree bëri di am en tout cas li nga xam ne nii ñoo nekk ci wàllu yoon kenn ku ci ne mooy xalaatim ne saa su ne lépp loo mën a def ak loo mën a àtte da nga xam ne kenn rek mooy àttekaay mooy àttekat bu mag ba mooy yàlla ci benn bis da nga ne rëmm ne nem ñu takk la ci foofu xam loo fay koye ndimbal rek nga koy wuti ndimbal nag day fekk nga dimbale ba pare mais su fekkee dimbale woo ci ndimbal du fa am kon daal en tout cas nañ bàyyiwaat xel xam ne Sénégal réew la moo xam ne ni réewu teraanga la Sénégal réew la moo xam ne nii ñi fi nekkan bu njëkk ñëpp ay doom bàjjen ak i doom nijaay rek fi nekkan amu ci ñoom benn problème kenn musu wax kenn du ñaaw kenn musu mais nag politique ni ñu ko defee moo dafa xaw a salte Sénégal ndax tey koo dàq wax lu ñaaw rek bu la gën a fes parce que tey média boo taxaw boo xool rek li nga kàddu yoo fay dégg rek du kàddu yoo xam ne ni kàddu rafet la bu jëm ci nit te bu subaa nag bu koo ko yoree dara day mel du yow xam dafa mel ne gor bi valeur bi nga xam ne moom lañ am ci suñ maam yi mooy direct gor bu doon daw daa mel day bëgg a jeex Sénégal ndax tey da ngay gis koo xam ne day wax nit loo xam ne ni kenn du ko mën a dégg suba jot mu jël ay dàllam nga bal ko doo mën a justifier. sëñ Moustapha développé na fi lu am solo yéen a ngi ànd ak ñun ba tey suñu émission bi di la vérité ñu fàttali leen ne mooy premier numéro bi ñu nekk ci cëppandaw at mi muy waaj a jeex di joye di comment dirais-je di wax ne ñu ngi leen di souhaiter bonne et heureuse année 2019 yéen ñi ñuy bàyyi xel surtout Mouride TV waaye itam télé bi itam nekk ca bitim réew comme ni ñu ko waxee saa su ne c'est ici et d'ailleurs le vrai ici et d'ailleurs c'est ici donc ñuy fàttali ba tey yéen a ngi ànd ak Moustapha Diakhaté nekk plénipotentiel bu Kidira jiite fa département Bakel région Tambacounda coordonnateur 12 communes yi nekk ci Bakel moom nag xam naa ne question bi ñu koy mujj a laaj mooy xam na ne mi ngi wàcc local yi 2020 yi di ñëw ci njortu na ne wala yaakaar na ne wala itam ci li ñu dégg wax na ne candidat la ca xam nga nag waaw wala déet bu dee waaw naka la koy waajalee ñu doog a dugg ci dernière question ndax ñu njëkkanteeg temps bi mi ngi waaj a jeex. waaw mais c'est que élection locale yi ñëw ñu ngi koy waajal mais xam nga élection locale yi ñëw comme ñu ngi ci dialogue bi. te dialogue bi ci maanaam tënkaguñ noo xam ne nii am na luñ benn pàcc bu ñu tënk ana buñ juboogul te dañu am coalition te ñun saa su ne démocratie moom la ñuy bëgg a doxal ci suñ parti duñ mën ne kenn candidat la kenn nekkul candidat parce que candidat bi ñu koy tànn mooy bu amee coalition ba nga xam ne dikk nañ ci commune bi dañoo bëgg am hiérarchie boo xam ne nii dañuy woote xool ba xam kan la ñuy jiital boobaa buñ nee ma Samba jiital buñ nee ma dem ñu jiital man parce que man xam lu ma jàpp mooy du ma jàpp ndax comme man du man rek te ay nit la te dañoo am benn discipline du parti boo xam dañ ko am mais askan wi ci boo neexee ñu jiital keneen te ba askan ànd ma cee ànd ak ñoom loolu moo tax duñ mën a wax ne damay nekk ndax su ma waxee damay nekk wala nekkuma maanaam ñoom dañuy jàpp ne man damaa jël ba pare déedéet ñoom ñooy choisir ki nga xam ne moo leen neex ñu tànn ne kii kat li ci ëpp doole ñu ànd ci. dernière question bi mooy par exemple dañ lay jox rek nga lancer message boo xam si ne moom ngay lancer jeunesse bi nga xam si ne tey ñu ngi ci wàllu langue politique lan nga leen di dénk ndax wax nga ko sànq réew mi dafa am fu mu toll dafa tënku ci valeur te gis na ne politique bi ni mu demee ci politique dama jàpp ne du loolu politique comme ni ñu ko tënkee ci français mooy c'est l'art de bien gérer la cité fexe ba fi nga nekk jàkk fi nga nekk nag mooy par exemple réew mi nag boo xee mooy réew mi nga bokk waaye itam Afrique wala itam ci monde bi fi nga bokk fexe war nga fexe ba fépp baax ci doxalin waaye itam ci jëf ak waxin donc lan ngay dénk jeunesse bi en particulier parce que tey jeunesse bi la ñuy waxal. jeunesse bi li ma dénk mooy ci ñi nga xam ne dañuy def politique nañ fàttalikuwaat kenn ku ci ne fi nga jógoon dem ci maam yi maam valeurs yi ay valeurs dañ ko war a am mais politique nit koo xam ne nit ku ñàkk jom rek parce que tey heure boo demee ne politique naa politicien daa ko nit ku ñàkk jom lay teg rek loo wax bu soo nga caa génn. loolu nag il fallait que jeunes yi nga xam ne nii
ñoo ñëw ëllëg pour tabax Sénégal dañoo war a génn ci loolu dañoo war a am ay conviction ferme yoo xam ne ñu ci gëm-gëm lu ñuy ànd di ñuy def ci ñu gëm ko te bañ koo def mu xam nga li gën a metti ci nit ñu lay def loolu loo xam ne nii du mënoo koo def mooy xaalis moo tax nga koy def dañ lay jënd bu amoo valeur maanaam amu conviction amoo ko amoo benn valeur yow parce que dañ lay jënd parce que bu teggee 100 000 francs ne defal nangam nga def ko yow amuloo sa bopp dara même bu teggee 1 milliard defal nangam nga def ko amuloo sa bopp dara yow da nga war a yow sa bopp say xalaat ak li nga xam ne moom nga gëm bu dul 0 franc ci nga def ko parce que boo ko defee yaakaar naa ci gën a mën a amee en l'aise ak fierté pour ne man maa ko defal sama bopp mais kenn dikkul yor alal rek nopp ma defe loolu kooku ci maa ngi ciy wax jeunes yi nañ moytu loolu bon di wax ne wax comme rek politiciens yi nga xam ne ni ñoo nekk Touba xam ne ñooñu moom daanaka Touba moom mooy day département boo xam ne moo gën a nul ci politique parce que boo ko xoolee Diourbel da nga naan Sénégal Touba li région Diourbel foofu am na lu suggéré mais pourtant électoral bi fi la gën a amee doole. waaw région Diourbel yaakaar naa kenn ku ne xam ne région boo xam ne nii ginnaaw Dakar électoral Touba mu ëpp doole ci électoral. mais lu tax kon mu niil mooy ñi fi nekk seen bopp lañ fi nekk parce que man mosuma dégg mukk assemblée nationale benn député boo xam ne ma nga fa di kaasal la région de Diourbel naan def lii parce que bañ na ko ba tey li gën a ndaw ci Touba maanaam émetteur rek amul Mbàkke département tey boo amoon télé di ko taal soo amul canal wala nga am dara maa ngi koy sax ci bu nga am dara du tàkk maanaam antenne bi di ko def nii pour mu ñëw mais loolu politiciens yi seen bopp lañ nekkal ci la dafa jot nag tey jeunesse ci département bu Mbàkke jeunesse bi nga xam ne nekk région Diourbel jóg jël yëf yi en main ci xam ne fii seen mbir la kon waruñoo bàyyi ñu koy yàq. wala foofu la ñuy rek nga tàggatoo ginnaaw ba nga wax sa dernier mot ci jeunesse bu Touba itam ci électorat bu Touba lan ngay tàggatoo tey ak waa Mouride TV ak tamit sa kàddu dëkk benn rek. mais Mouride TV ñoom vraiment ñu ngi leen encouragé bu baax te liggéey bi ngeen liggéey ci partout dans le monde lu am solo la te ci émission yu mel nii bu leen koy bàyyi leen di continuer di ko def parce que njariñ la ci askan bi te cim kenn ku ne xam na ne maanaam seen li nga xam ne moo nekk seen symbole télé bi mooy Mouride TV kooku jaamu ko nit koo xam ne dafa di jaamu askan wi saa su ne te ku xam ki nga xam ne nii maanaam moo fa sos yoonu Mouride Tim saa su ne lu tàqale dëgg ak fen rek daanaka mooy aw yoon kon yéen it saa su ne Tim dee leen saa su ne dee leen gën di góorgóorlu di jàpp ca xam ne nii askan wi yëpp ay ñëw maanaam ñëpp ñoo ñëw Mouride TV moom képp ko xëy na rek maanaam bëgg nga am information bu leer bu wér del di abonné ci Mouride TV parce que Mouride TV ñoom li ñu lay jox lu leer la parce que ñooñu ay nit la ñoo xam ne nii du nitu caaxaan nit ñoo xam ne dañuy nekk di force loo xam ne amul benn preuve bu leer bu ñu joxe kon léegi maa ngi ñaan Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp di abonné ci Mouride TV. jërë ngeen jëf mbokk yi xam naa ne fii la ñuy tàggatoo ak yéen ak seen premier numéro La Vérité ñu àndoon ci ak café restaurant Al Moubarak gis ngeen muy bërëb bu yaatu bi kon képp koo xam si ne bëgg nga reer ba suur wala añ ba suur fii boo fi dikkee incha allah dana la defal li nga bëgg di ziar bu baax tamit ñu nu àndaloon Fatou Sakho sunu xarit di ak tamit Cheikh moom mi nekkoon ci caméra bi waaye di nuyu ñëpp ki nekkoon ci kàddu gi Abdoul Ahad Dione di leen jox dig daje incha allah ci beneen numéro waaye incha allah ñu fas yéene waxtaane leneen comme ni leen ko waxtaanee comme ni leen ko waxee woon lépp rek la ñuy waxtaanee ak fépp foo xam te ne jàpp na ne buñ fa demee muy njariñu askan bi daan fa dem ak lu mu sori ak lu mu ruxe daan fa dem ngir rek ngir gën a jox sunuy auditeurs ak auditrices li nga xam si ne mooy li gën